وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ci aalamul arwaax la yàlla tànnoon yennat ci ay jaamam dénk leen ay sekkere ak i mbóot seen farlu ak seen yitte ju kawe firndeel ko fii ci àddina kenn ci tànnee fi sunu borom yooyu nag laa leen bëgg a xamal tey muy sëriñ Xasan Mbàkke Nasrullah di ko boole xam-xam ak ragal yàlla ak jëfu yiw ba am ijaaba di xetti li mbindee fii ci lépp lu aju ci wàllu ñaan muy kaaraange bayre wërsëg ubbeeku rataxal ay diggante di dindi cat wala bépp xeetu liggéey bu bon bu ne ci doomu aadama sëriñ Xasan Mbàkke Nasrullah andil leen jaaro bu yéeme boo xam ne ku ko am na nga sant yàlla te xam ne am nga tawfiq ak xaas ne day dox ci bayre ak wërsëg ak kaaraange gu mat sëkk naka noonu ndomba kiimaan goo xam ne képp kuy yëngu ci mbooloo te bëgg mucc ci seeni lor wala nga nekk ci palaas bëgg faa xejj am fa daraja di yokk ci waxtu wu nekk fexeel ba am ndomba gi kon yéen ñi féete Ndakaaru man ngeen a fekk borom Nasrullahi di sëriñ Xasan Mbàkke ca jàmm gën si Kaap Mbaaw tali Maam Jaara bu dee Touba Mbàkke Xewar pencum Maam Moor Jaara borom saam wala ngeen woo ko ci numéro yii 77 614 43 07 77 614 43 07 wala 76 678 65 44 76 678 65 44 ak Serigne Xasan Mbàkke borom Nasrullah aajo yépp ay faju ci kàttanu yàlla barke borom saam pour ma mais déggin la comme ni ko ñëpp di waxee mais nga xam ne politique boo ci duggee li nga wax rafet na trop lu baax laay jot lu ki laay kii waaye nag itam maa itam il faut itam nga nangu ne mbir mi tamit parfois mu def nii Maodo oui Maodo da ngay def ay insinuations dangereuses non pas du tout et c'est da ngay def ay insinuations dangereuses c'est-à-dire yow amoo responsabilité boobu non mais non déglu rek déglu da nga may déglu yow itam encaissé yow tamit waaw d'accord loolu nangu naa loolu démocratiquement nangu naa loolu ngay def ay insinuations dangereuses te li ma la wax léegi ci njëlbeen bi man dama bëgg ñu waxtaane Sénégal ak sénégalais yi loolu lu ma ñor la parce que ci terrain bi laa jóge nii te dafa am lu ma gis xëy na yow yaa ngi ci sa plateau moo tax loolu moo ma gën a ñor jigéen ñi ma gis ca Mbuur ñuy am doom gàddu seen mère gàddu di ko indiwaale ci hôpital bi loolu laa gën a bëgg a waxtaane que sama jëmm ju ñàkk solo ji sama bopp dama ko jox Sénégal don de soi te loolu du tey ñi bokk nag man université bi nit ñi di xëy di jàngi di dellu seen kër yi man j'étais le président de l'amicale di xeex pour ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal bi may toog fi ma toogoon su ma neexoon nekk un journaliste de compte rendu saa bu problème posé au Sénégal jël naa sama bopp jox ko Sénégal ba mu jeex tàkk au nom de la vérité et de l'objectivité et au nom de l'amour que je porte pour ce pays ak te ci noonu lañ ma yare fi ma yaroo damaa yaru rek gis ñi ma yaroon dool ñi may yar ñu jël seen bopp yëpp jox ko Sénégal y compris ki nga xamante ni moom lañ ma tuddee mu yar ma jox boppam Sénégal yëpp jox boppam askan bi yëpp man loolu laa donn ku donn leneen yow la ñeel waaw mais soo nee ma d'accorduma ak yow parce que politique tu reçois des coups tu en rends man de damay waxtaan ak ay ndaw tout le temps dafa am ay ndaw yoo xamante ni ba ñuy jóg di créer ëttu Pape Djibril Fall boobu ay at léegi mu def ay at may dajeeg ñoom fu nekk ci Sénégal di waxtaan ak ñoom man de du ma leen wax lii ci politique du ma leen wax tamit ne leen politique du diine ñooñu ñoo yàq politique ñi ne la politique du diine mooy mën nga cee wax lu dul dëgg mën nga cee wor mën nga cee wuruc mën nga cee jël loo moomut ñooñu ñoo yàq politique ñun dañu bëgg a soppi loolu yéene lañ ci am yéene rek la ñu am mais nag Maodo mënoo ñoo tere am suñu yéene ñun dañu am yéene. di sax waxuma loolu de waxuma la doo am sa di yéene de mësuma la ko wax dama ne la. est-ce que man non dama ne la mësuma dégg discours bu négatif ci politique. déedéet loolu tamit maa ngi jéggalu waaye wérut ndax xam nga espace public ñun ñëpp ñoo ci nekk man je suis observateur yàgg naa ci espace public xool naa ko gis naa ko élection yëpp daanaka depuis 98 yii boobu j'étais très jeune mais kër gi ma juddoo këru politique la may observer gis boo nee Sénégal discours politique yëpp a yem man damay xaw a jaaxle. non bu négatif laa la wax non mais boo bëri ñëpp a yem. mais lan mooy mais soit jàng nga ma jàng néew ma la ñoo yem. dama ne la discours politique mosuma dégg homme politique bu ne
damay defi lu bon damay fenni damay nangam lépp li ngay wax rek la ñuy wax. bu ma fi déggee bu ma falee lii laay def bu ma falee damay def lu baax. loolu la xam nga ban jafe-jafe nga am. oui da ngay déglu pour tontu waaye dégluwoo pour xam li. ah non je comprends parfaitement ce que vous xam. déedéet je suis désolé et ça me surprend d'ailleurs ci yow. non pas du tout dégluwoo pour xam li may wax. alors quelle est la réponse de monsieur Pape Djibril. waaw léegi li ma bëgg a wax mooy politique ñun dañoo jàpp ne dara ëpp ko solo. dañoo jàpp ne it yow koogu seytaane googu nga xamante ni moom ngay wax. ñi ci naan ñoom ñoo xam ñun naanuñ si googu ñun koogu sunu borom la ñuy naane. dañ cee ñëw pour wut ci ngërëmal yàlla pour taxawu askan wi pour déglu leen pour dégg seeni jàmbat donte dañuy dem sax di dégg ci ñoom loo xam lu naqari lay nekk. bi ñu faloo nii bi ñu faloo le 31 juillet non parce que. mënuma parce que li ngay wax nii moom la politicien yëpp di wax. mais man dégguma ko. ah bon. yow ci yow laa ko déggee kooku seytaane ci yow laa ko. non non waxuma loolu dama ne li ngay wax nii naan dañoo bëgg a liggéeyal askan wi dañoo bëgg a def loolu la ñëpp di wax. d'accord mais ça excusez-moi monsieur ça Maodo wax nga ko répété ko. oui Pape Djibril Fall aussi tontu na tontuwaat ci. je pense que on va pas non plus des foofu noonu par rapport ak la façon de faire des politiciens dama bëggoon juste pour avancer parce que li ñu dese ci temps bëreetul liy faral di ñëw ci sénégalais lambda bi mooy ñaari choses d'ailleurs même sur les réseaux sociaux actuellement c'est des questions qui reviennent souvent d'abord ci wàllu positionnement bi ñu wax sànq ne moom la honorable député Pape Djibril Fall jël bi gannaaw bi mu dee dem assemblée ne moom du féete fenn dafay neutralité boobee am ñu ne da ngaa bañ a topp ci ginnaaw Ousmane Sonko moo tax nga bëgg a neutre ñu def la reproche boobu ñeneen ne da ngaa doon pion ni ko oustaz Maodo Faye souligner sànq pion wu Macky Sall moo tax nga bëgg a neutre lan moo waral exactement Pape Djibril ne du ma féete fii du ma féete. mais position de non inscrit du neutre damay wax aussi ñi nga xamante ni ñoo ngi ñuy déglu ne non inscrit du neutre. statut la du non alignement statut la il faut aussi que les médias foog ñu dimbali nit ñi tamit pour ñu xam mbir yi ni mu demee. léegi expliquer pour que nit ñi xam nga tey jii man ñi ñu voteel dañoo ñëw xëy ci salle bi romb Yewwi Askan Wi. romb Benno Bokk Yaakaar ñëw tànn ñooñu dañoo bëgg ñun ñu taxawal leen nanguwuñu ñu dem ranger wu ci X wala ci Y waaye dama wax ne ñun sunu position bi ñu am non inscrit ñun opposition bu Sénégal la ñu bokk ci opposition la ñu bokk te loolu du ñu xaar kenn di ñu ci jox leçon sëñ bi nee naa la réew mi xamante nañ ku nekk xam nga sa bopp ku nekk xam nga fi ngay taxaw nee naa la man lépp loo xamante ni askan baa ngi ko bëgg mu nekk seen njëriñ nekk seen tawféex loolu Djibril Fall ci lañ may fekk te loolu laa mës a doxee noonu laa mës a doxal sama doxalin yépp noonu la mës a mel donc et je suis du côté du peuple sénégalais et la position bi man nga xamante ni moom lay am assemblée nationale mooy position mooy statut non inscrit boobu mooy défendre intérêt général boo xamante ni ci xam-xam lañ koy teg ci itte ju mat sëkk lañ koy teg ak ci jëli li nga xamante ni moom mooy jàmbatu askan wi daal di koy léegi nag nekkuñu aussi ñoo xamante ni da ngay ñëw pour nekk booyu X wala booyu Y du ma ko def waaw du ma ko def sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñooñu wóolu tànnuñu ñooñu ñooy sunu kilifa te ñooñu la ñuy taxawal fu ci nekk te ñooñu lañ nee naa la man bi élection bi jàllee peut-être Maodo dina ne politiciens yëpp loolu la ñuy def mais am na ci ñoo xamante ni fii may wax ak yow bañ ne fal nañ leen foo leen gis man keroog bi ma defee sama déclaration laa dellu ci terrain bi maa ngi woon hôpital bu Mbour maa ngi woon marché bu Mbour maa ngi woon dans les zones rurales reculées gis nga sama baat bi ni mu dee